Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. salaamaaleykum mbokki téléspectateur yi nga xam ne yéen a ñu safoo saa su nekk di ñu topp fépp fu ñu mënti jëm salaamaaleykum ami téléspectateur NJ Fashion TV yéen ñi nga xam ne yéen a ñu safoo saa su nekk topp ñu fépp fu ñu mënti jëm tey nag ñu ngi ñëw ba Dakar man dama si taay benn yoon di ko wax suñu deuxième édition 100% vax bi nga xam ne defoon nañ ko daaw foofu ci Thiès doyul ñëpp di ko xëccoo ñu indi ko fi nga xam ne nag mooy Dakar à la place du souvenir le 12 octobre incha allah à partir de 20h tey nag ma dalal ki nga xam ne benn naanaan la kenn dootu ko présenté ndax miin ngeen ko xam ngeen ko ci label bi mu bokk ci nga élément fondateur u label NJ bokk ci li nga xam ni ñoo fondé label NJ Mode Fashion nit koo xam ni nit ku yaatu ndey ji seex laa koy tuddee ndax jaaxaanay lay tëddee koo xam ne ku ñëw ci agence bi mu dalal la ku ñëw ci label bi mu yaatal la nit koo xam ni macha allah ba dara du dara la ci nekk ba léegi nii certes que mi ngi Dakar di daan dooleem ndax jigéen ju mën góor la waaye ba léegi mi ngi ñuy suivre topp ñu xelam a ngi ñëw xalaatam saa su nekk mi ngi suñu ginnaaw duñu jàppale tey suñu demee tey ba lii yaatu kenn ku nekk toog mën ca jël sa wàll c'est grâce à elle macha allah man yaay laa koy tuddee ndax yaay la ndey ji seex la jàppale na ku ñëw mu teg la sa place des fois damay faral di wax naan may la jën jàppal la lu ñuy nappee gën saa su nekk ci loolu lay dox ndax soo ñëwee bëgg na kenn ku nekk li mu mën nga mën ko wala au moins nga am lenn loo ciy def dootuma ko présenté nag ndax miin ngeen ko ci label bi xam ngeen ko ak NJ dama koy bàyyi rek mu nuyoo daal di dugg ci présentation bi balaa may ànd ak yéen ci question yi ma bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum yéen chers internautes de la NJ Fashion TV maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen remercier di leen wax merci de rester connecté à chaque fois di leen nuyu yow bu baax moment di la dalal fii nga xamante ne nii chez moi fii ci Ouest Foire di leen wax rek c'est toujours un plaisir de recevoir le groupe NJ Family merci. C'est un plaisir nous aussi nekk ak bokk ak yow plateau saa su nekk de son vrai nom Fatima Sow plus connu sous le nom de Tima Labado Sow lan moo indi Tima Labado Sow bi. Maman question boobu bu ma ko posé dama si kontaan répondre ci parce que je dirais que Fatima Sow le Dakar xam mais Thiès le plus souvent Tima Labado lañ may woowee. Tima Labado bi nag mi ngi jógee maa ngi ko commencé wuyu en 2013 bi ma bokkee Miss Labado ma bokk Miss Labado dem ba nekk finaliste yàlla def avant 3 jours avant finale bi ma marié. Donc bi ma woowee jigal ma koy nuyu au passage bi nekk Sen TV moom Miss Labado ma woo ko annoncé ko mu ne ma yow yaa gagné Miss Labado donc fii kenn duñ fi woowee kenn Labado ku dul yow donc yow yaay Tima Labado Sow foofu la tur boobu jóge mu nekk tur bu ma neex ma jël dem def ko ba mu nekk sama pseudo parce que li ñuy wax rek Miss Labado dafa yaatu nit ñi bari mais mennum Fatima lañ fa doon woowee Tima Labado Sow donc loolu noonu mu nekkoon fierté ma jël ki nga xam mooy initiateur bi tuddee ma tur boobu donc dafa nekkoon lu ma neex loolu moo tax ma jël pseudo boobu merci. Tima Labado Sow suñu demee ba tànn ko parmi des milliers de filles jox ko c'est parce que yaa ko liggéey mais Tima Labado dama lay bàyyi rek nga présenté wu wax yow yaay kan pour ñi nga xam ne xamuñu la. waaw loolu tamit dama ciy sawar parce que Fatima Sow la j'ai fait une formation en journalisme communication chroniqueuse
nekk étudiante aujourd'hui ma nekk JC journaliste communicante dans une entreprise immobilière muy Diarra SARL nekk aussi chargée des relations publiques de Sea Events waaye tamit du ma fàtte à chaque fois comme ni ma koy waxee je suis mannequin top modèle et aussi membre fondateur du groupe NJ Family donc mu nekk loo xamante ne entité boo xam ne dama ko jël rek def ko moomalee ko sama bopp parce que je me dis que nekk na expérience boo xam ne c'était la plus belle expérience de ma vie waa groupe NJ Family ma ñëw participer ci ñoom sant yàlla nag bi ma ci apporter une touche comme sa introduction ni nga ko waxee di wax rek du suñu mën yàlla bu nee waaw rek day am. Fondatrice du label NJ Mode Fashion Fatima Tima Labado Sow ni ma ko waxee rek au début nee naa leen ndey ji seex la jaaxaana lay tuddee saa su nekk ku ñëw mu yaatal la dalal la man sama yaay laa ko tuddee ndax dafa baax tey su ma demee tey ba am courage toog jàkkaarloog yéen rek c'est grâce à elle ma di ko ci remercier bu baax a baax Fatima sa ñu bëggoon nañu xam tuuti rek sa collaboration avec la famille NJ Pro. waaw sama collaboration dama ci sawar a wax comme nee na dans ma vie tout est lié mais groupe NJ Family dañ ci am benn partie bu rëy parce que je peux dire que bi may xam waa groupe NJ Family dama ñëw Thiès defuma dara parce que c'était après la fac ñu def examen ba pare ma tëj université je suis partie à Thiès pour les vacances souvent nag les vacances dama doon nekk 2S di defal jigal ay capsules sur Miss Labado mais année boobu commencé gul woon ma toog par le biais d'un cousin sama mag Mahmoud Ba moom moo ma ne li nga toog nii yow tu am la présentation en plus yaa ngi def formation dinaa la booleeg sama xarit bu tudd NJ ma ne ko yow moom chaque jour ak lu bees li ngay génnee mais loolu moom gëw ma ko mu ne ma si te sa profil dina ko intéressé 2 jours après si la organiser benn conférence mu jëlaale occasion bi présenté ma NJ donc noonu la demee maa ngi moom suñu xamante mu amoon benn émission concept muy mode actu mu ñëw mu ne ma gis naa la ci bi ñu yàlla dafa def ne bi ñu waxtaanee rek courant bi dafa jàll donc mu nekk loo xamante ne nii du ci man du ci moom mën naa ne ci yàlla la noonu lañ commencé di fréquenté wu yeneen projet di judd ba tey ñu agsi fii groupe NJ Family agsi fii waaw ba tey ma mën a dalal chez moi NJ Fashion TV mu nekk fierté ci man. macha allah loolu rafet na mais je vous rappelle juste que ne ñu ngi fii ci Dakar en préparation de la 2e édition 100% Vax ñu di ko amal fële nga xam ne mooy la place du souvenir à partir de 20h ma toogal nag ki nga xam ne mooy sama marraine bi ñaaw lool bokk ci ñun sax laay wax ndax ku xam NJ xam ne ka xam Fatima parce que NJ à chaque fois dana wax na Fatima mooy sama laqal la jëloon na ko loolu macha allah Fatima ñu gis ne léegi mode dafa évoluer bu baax a baax parce que à chaque fois yaa ngi dégg défilé de mode yi à chaque fois ñi ngi am styliste yaa ngi créé lu nice loo gisee loolu. waa moment damay commencer juste par wax ni milieu bi dafa yaatu milieu de la mode c'est un milieu boo xamante ne nii lépp a ci xaj lépp a ngi ci biir tey boo gisee yow en tant que mannequin yaa ngi wax ni maa leen dalal may ndey ji seex mais xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag te waxewu ma ko ci concept boobu mais gëm liggéey wala gëm li ngay def rek moo wóor parce que tey mën naa ne ñun ñëpp ay génération lañ tey kii mag ne kii kee mag kële mais cër wala gëdd yàlla moo koy joxe donc di wax milieu de la mode bi secteur la boo xamante ne nii macha allah lu positif rek lañ ci war a def parce que jur na ku ne génnee na ci nit ku ne génnee na ci donc nag ma gis ni évolution de la mode tey toll na foo xamante ne ni sans mode monde bi mënatul dem parce que mondialisation la ñu wax dañuy indi di yóbbu donc loolu mooy mode mu nekk secteur boo xamante ne ni c'est très concurrent mais dañuy ñaan yàlla rek à chaque fois lu ñu siy def mu nekk lu positif parce que lu positif moo am solo te comme mode kenn mënatul dem bàyyi ko dañuy fexe rek à chaque fois di ci bay suñu waar di fexe ba mode ji mën ko jëmale kanam comme niñ ciy apporter suñu touche à l'édifice. kaddu yi rafet na Fatima macha allah ci kaddu yi nga xam ne moom nga fi yëkkati mais dama la bëggoon a laaj li nga xam ne mooy
vax parce que macha allah dañ ne 100% vax te fi ñu ma teeroon neex na ma lool ndax bëgg naa ko demoo benn yoon ginnaaw bàyyi ma si ñu gis ne vax certes que ñun moomuñu ko mais tailleur yaa ngi ci créé lu am solo nit ñaa ngi ci macha allah daal kenn ñeewatul beneen tenue ndax vax autant doo am sañ-sañu sax di ko yóbbu ci xew yi mais léegi nit ñi dañ koy ñëw ba mu rafet garniture ko ba mu rafet yóbbu ko ci xew yi noo gisee loolu. Maman leen du créativité neel akasa ndax créativité rek moo am solo gis nga tey affaire ci matière du ci matière bi mais ci création bi nga ciy créer la te tey man vax nekk loo xamante ne ni c'est un produit purement africain tey africain yi jël ko bëgg ko rehausser valeur am bëgg ko valoriser de telle sorte que tey tubaab bi dañuy ñëw di def le tout pour am ci vax boobu wala pour mën ci créer ñi nga xam ne ñun ñu ngi koy créer c'est une fierté donc vax mu nekk yére boo xam ne c'est tellement habillé boo ko solee foo taxaw déjà da nga naan doo bokk ak nit ñi da ngay démarqué wu complètement parce que dafa nekk matière boo xam ne déjà dafa rare rafet c'est chic c'est choc c'est chèque comme ni ma koy waxee à tout moment donc pour man 100% vax amul lenn lu ko dàkk parce que leneen lépp foo dem fekk na mën nañ ko defar mais vax comme on dit rek c'est un produit purement africain donc fierté la à chaque fois ñu gis vax mën ko sol mën ci gis suñu tailleur yi aussi di si créer lu rafet macha allah loo xam ne foo ko sol taxaw rek ñu ne gongo donc loolu moom ci vax moom loolu rek laa ci mën a wax pour le moment je dis juste que vax mënuñu am lu ko gën a rëy mënuñu am lu ko sut donc valoriser ko rek moo ñu war suñ ko defee moo ñu war suñ ko deful moo ñu war alhamdulilah nag ba nga xamee ne ñu ngi koy def. alhamdulilah ba nga xamee ne ñu ngi koy def parce que dañ ko war a valoriser parce que gënul benn tenue gënul benn tissu am na classe comme ni ko Fatima waxee chic. choc chèque. chic choc chèque loolu dinaa ko retenir incha allah. non yow ci mën nga bokk donc yoon la parce que maa ngi yow yàlla dafa def ni yàlla moo ñu boole comme ni ma koy waxee mën naa ni groupe NJ Family yu bari nañ mais maa ngi yow fa nekkoon jigéen mën nañ ko de donc déggoo wala jàppalante rek moo ñu war nga nekk koo xamante ne ni aussi da nga nangu lépp du man lépp yow la parce que boo ñëwoon aussi ñëwee neneen day gën a metti donc di la remercier aussi di la wax ni macha allah jàppal tous mes encouragements dina baax. kooku sama yaay la à chaque fois loolu laa ko doon woowee yaay Fatima dem ba ñu bari loolu lañ xam ci moom li ngay wax ni yow la rek parce que yow yaa baax yaa ma dalal yaa ma yaatal mais Fatima ñu gis labelu NJ ay xale rek a ci nekk ñu nekk nag ñu am jom ñu gëm liggéey gëm seen bopp macha allah looy ban kàddu ngay wax ci ñooñu. boo gisee sànq bi ngeen di ñëw maa ngi tooñ NJ naan ko tey da nga sañse du woon bu ko jàppee tooñ aussi compliment la mais aussi loo xamante ne ni dafa am lu may fàttaliku mooy groupe NJ Family nekk nañ ay xale biñ ko créé yàgg na yàggul mais def nañ Thiès loo xamante ne ni tey fuñ taxaw dañ leen di reconnaître parce que travail acharné comme ni ma koy waxee dafa am solo membre loolu mooy fondation lépp loo gis te groupe NJ Family commencé ci président directeur général NJ kooku moom dama naan ko mention spéciale parce que peut-être Fatima am na lu mu ko apporter mais moom it am na fu mu yóbbu Fatima donc dama naan ko rek fi mu teg tànkam foofu la tey nee na maa ngi naan ko tey da nga sañse talul woon du tal sangu du tal solo du tal dara parce que pour moom fu ñu ko woo événement dafa war a daw NJ talul NJ mooy lay filmer ba tëdd ci kaw podium mbaa mu tëdd ci suuf donc mu nekk loo xam ne du ñun rek ñoo ko doon vivre mais ñeneen ñi doon toog ci public bi aussi dañ koy vivre da ngay pare ñu lay tooñ je me rappelle daaw filmé nañ fii ba pare Talla Sylla dafa ma woo fekk ñu mu taxaw mu ñëw naan ko waaye seen caméraman day def ay acrobatie donc mu nekkoon loo xam ne dañ ci doon ree mais c'était à la fois une fierté ñu gis ko comment il se démène pour le travail ku mel noonu nag soo ko amee yow bu dee gor nga mënoo def lenn lu dul liggéey donc ñeneen ñi aussi ñëw topp ci ginnaawam muy yow muy Iso muy Khadim Dia muy Sacha mi muy Thiaw le maire képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir NJ Family fàttewuma caméraman yi ay sama ñoom Junior ñoom Mor ñëpp a ngi ci biir di ñëw di demenewu di bàyyi seeni nelaw bàyyi lekk bàyyi naan mu jaral leen ñu liggéey parce que dañ ci toll liggéey boo ci tollee da nga koy def comme il se doit bu lay fay yow dalay bett
te mën naa ni NJ mu ko gis na yoon bi gis na preuve yi donc tey dañ koy ñaanal rek macha allah laf cat yàlla na continuer noonu et que yàlla na leen cat seexlu daal. macha allah kàddu yi rafet na loolu sama yaay Fatima li mu fi yëkkati Fatima ñu gis ne suñ ne NJ surtout NJ Fashion TV li ko tax a jóg mooy mode à chaque fois mi ngi ciy yëngatu di ci dem de gauche à droite mais dañ ciy dem avec les moyens du bord lu ñu tax a jóg mooy que génne les jeunes talents cachés à chaque fois ci lay dox dalay fekk sa ruk nga toog mën li nga mën mu génne la teg la ci biti ba ñëpp xam la ràññee la ban message ngay lancer ak autorités yi nga xam ne war nañu mën a jàppale certes que da nga leen di envoyer message sax kenn du la doo ci am benn suite benn message ngay lancer li nga xam ne mooy autorités yi ndax tey ku fi génn rek tëyër a nekk sa ginnaaw ndax doo demee yaramu neen à chaque fois grand boubou bi dara yi veste yi lépp ay tëyër ñoo koy ñëw ban message ngay lancer autorités yi. loolu dama ciy wax rek dama naan tey mode fi mu toll tey ci Sénégal waxatuma sax ci monde bi parce que Sénégal boo xoolee à partir de 2015 lañ commencé dund carrément mode donc damay wax rek mode instant bii nii ku ci jàpp nga ci luy dem ku ci jàppul aussi bàyyi nga luy dem parce que tey nga nekk ci sa dëkk waxuma la sax tailleur yi ñooñu nga xam ne dañoo jóg pour daani seen doole mais ay ndaw conscient de l'impact bi nga xam ne mode am na ko ci seen dëkk ñu jóg di ci dox suba ngoon guddeeg bëccëg bàyyi seen lépp ñenn ñi dañuy bàyyi seen métier ñiy bàyyi seen jàng pour ñëw lan am passion mode ne lii il faut ñu rehausser mode il faut ñu revaloriser ko il faut que la mode soit plus connue au Sénégal donc ñu ciy xëy di ci fanaan di ci gont di ci yend di ci def lépp tey yow nga nekk autorité soit gouvernementale wala locale li la war rek mooy nga jàppale ñooñu et je lance un message à toutes les autorités thiessoises ñi ma xam ak ñi ma xamul dama naan leen ci lii dañ ci war a jàpp parce que seeni ndawi réew la seeni ndawi dëkk la Thiès bu développé ñun la développé Sénégal bu développé ñun la développé te en plus développement mënut a am sans les jeunes donc nag dans toutes les couches sociales dañ si war a jàpp jeune bi ak fu mu mënti nekk ak ci lu mu mënti yëngu dañ leen a war a jàppale parce que li ñuy def mënoon nañ ko bàyyi dem def ni ñeneen ñu bëgg gën a bëgg lu yomb di sàcc di fen wala di truander defuñu ko dañu jël avec les moyens du bord nekk ci liggéey bi di bay seen waar donc nag ñoom li leen war mooy ñu ñëw jàpp te suñ ko defee dañ ko war a def suñ ko deful dañ ko war a def c'est pas loo xamante ne ni dañ koy quémander dafa war a am par la force donc nag man je leur dis ñu conscientiser wu ñu xam ni ñii dañ leen a war a jàppale loolu laa ci amoon lu ma ci wax. d'accord certes que ni autorités aussi dañu war a jàppale jeunes yi mais ban message aussi ngay lancer jeunes yi nga xam ne dañu am diplôme am jàng nañu ba am seen diplôme mais su leen joxee liggéey boo xam ne bokkut ak li ñu jàng wala li ñu diplôme bi ñu am duñ ko nangoo def à tout le temps dañuy toog di xaar à ce que ñoom li ñu jàng ñu liggéey ko dañuy toog di taamu daal je veux dire dañuy toog taamu liggéey bu ñuy def te suñu waxee ñu ne Sénégal développé wala suñu président defu fi dara ou tout ça alors que ne proposé nañ leen ay liggéey mais ba léegi ñoom ñooy taamu seen liggéey ban message ngay leen di jox. dama naan vous avez un exemple patent mooy man mi toog di wax ak yéen tey aujourd'hui bu fekkee da ngay toog rek di xaar naan tey li ma jàng ci loolu laa war a tekki da ngay sonal sa bopp mooy tey rek ci fixé wu objectif ne man mi avocat laa bëgg a doon nga dem ba ci biir les peut-être say moyens permettre la nga jàng bu avancé nga écourter ko dem wuti liggéey. te yàlla mën na la suturaal ci liggéey boobu nga ciy am loo xamante ne nii mënoo koo am tey boo nekkoon avocat donc man maa ngi jàng journalisme communication depuis toute jeune mon rêve c'était ma toog ci télé bi di présenter journal te loolu laa jàng mais bi ma xamee NJ man mën naa ne mosuma def émission boo xam ne bu wax ci wàllu journalisme la tey animation laa doon def en tant qu'animatrice mu nekkoon loo xamante ne nii dama virer vers côté boobu parce que loolu moo fi nekkoon ma dem ba benn instant ba animation bi bëgg ma nangu ma ne attends xaaral ma def taxaw seetlu parce que man journalisme laa jàngoon donc tey maa ngi def animation peut-être yàlla am na lu ma ci may mais je perds de vue mon objectif ma ne xaaral ma fexe
retrouver waat lien yooyu fexe renouer waat ak journalisme. Aujourd'hui ba léegi li taxoon ma jóg awma ko, mais on fait avec les moyens du bord comme ni nga ko waxee. Tey boo amul li la gënal da ngay am li fa sës te man li ma am maa ngi ciy sant di ci gërëm parce que maa ngi sant yàlla ndax doon na loo xamante ne nii booy xool tey toute une entreprise nga yor seen communication fu ñu dem dañ naan la Fatima waxal c'est pas facile. te mën naa ne man rek maa fa nekk xale, man rek maa fa judd 92 ñi fa nekk samay papa lañ samay nijaay lañ. Donc je dis juste que jeunes yooyu boo leen toogee di xaar yàq ngeen ko parce que ça ne se passe pas comme ça. Gis nga aujourd'hui tey lii la yàlla jox da ngay jàpp ci lool ba keroog ngay gis leneen te message boobu dama koy lancer di ko lancer ba pare njëkkee ko ci Philippe Tavares nag kooku moom sama genn wàll lépp sama lépp la mais mënuma ko bañ a jox message boobu. Message bi am na solo ñoo ko déggandoo à chaque fois dañ naan dama bañ a foofu yéen a ko déggandoo message bi nga xam ne Tima Labado Sow mu nekk suñu marraine. Deuxième édition 100% vax bi ñu war a amal fii à Dakar à la place du souvenir à partir de 20h nee na y a pas de sous-métier nit ki du li nga jàng rek ci loolu nga war a liggéey. Tima ñu gis ne démérité woo ko je peux dire parce que yaa ko fi xaar ba dara du dara la woon ba dara nekkee dara te boobu ba léegi yaa ngi jàppal bàyyi woo benn yoon NJ daal lay choisir nga nekk marraine ci deuxième édition bi nga xam ne moom la ñuy préparé mu nekk le 12 octobre moom la ko waxee loo yëg nag. waaw dafa nekk loo xamante ne nii mën naa ne premier 100% vax bi dama ñëwee woon nu doy waar mu nekk souvenir yoo xam ne su ma koy fàttaliku damay ree parce que si laa ñëw andi look bu bees ne 100% vax bi moo ko jaar. Thiès c'était la première fois ñu accueillir 100% vax ñu def ko initié par le groupe NJ Family ma tax ci rip nag. ne damay présenter damay défiler mu nekkoon loo xam ne c'était extraordinaire ñëpp apprécié yàlla may loo xam ne groupe NJ Family suñu organiser rek dañ naan macha allah parce que ñoom dañu xam luy organisation dañu xam ni mode bi doxul amul xaalis parce que ñi ci war a jàppuñu ci mais ñoom dañuy fexe sacrifié wu ñëw pour bégal ñenn ñi nga xam ne ñoom mode la ñuy moo leen di bégal. Tey ñu defaat deuxième édition jëlee ko Thiès délocaliser ko andi ko place du souvenir je me dis que c'est un grand pas mais ce sera quelque chose de grandiose te bi yoon Fatima dina ñëwaat aussi ci beneen facette parce que man damay yàqamti 100% vax dafa nekk loo xam ne édition boo xam ne daf ma neex dama ko bëgg te dama bëgg à chaque fois rek ku ciy ñëw xam ne tey Sénégal moo aye Thiès moo aye groupe NJ Family ñoo aye waaye c'est le monde entier ñoo aye ñu war a wone suñu bopp bu baax nag wone fu ñu mënee donc nag di leen wax yéen téléspectateurs chers internautes NJ Fashion TV xaar leen ma bu baax parce que daaw giseen ngeen ni ma ñëwee woon ren ni may ñëwee moo koy gën a graaw avec la complicité nag du groupe NJ Family xam naa ne du yomb. man damaa bëgg a xam ban facette ngay ñëwee parce que daaw da nga ñëw ak doole da nga ñëw présenté wu en même temps cartonné nga foofu parce que macha allah lañ fa def ba léegi mu ngi fa tege ban facette ngay ñëwee bii baax. yii maman xoolal xam nga sama doom nga nañ ko bàyyi noonu rek bàyyi ma def ko surprise mais bi yoon dinañ xam ni groupe NJ Family du Thiès rek la amee doole man Fatima dinaa wane sama bopp ba ñëpp xam ne wane naa sama bopp ndax dama ci bokk dafa nekk loo xam ne dama ko moom. Donc dama ci war a def te su ma ci defee ngeen def keneen ak keneen def force day cartonné nit ñi dinañu on va faire du bruit parce que nag dañ ne les tonneaux vides font beaucoup de bruit mais les tonneaux pleins se déplacent lourdement te ñun suñu déplacé woo dinañ xam ne dañoo fees dell dañoo mot ñun motantuwuñu bii di ñëw bee dégradé laa indi woon bi yoon nag damay génn feneen ñu fël-fëlaale rek daal di sànneeku def suñu yu baax def affaire xale. dañuy fël-fëlaale sànneeku ci ba muy moom su leen ko waxee rek gëm leen ko ndax xam naa ni Fatima ak délégation bi rek jël naa lal tapis rouge diggante Thiès ba place du souvenir xaar leen ko de moo leen ko wax léegi nag noo koy waajee. waaw di ci woo nag képp koo xamante ne nii rek yaa ngi bëggee Tima Labado Sow parce que Fatima nee na ñaari facette la damay woo ñiy bëggee Fatima Sow di woo ñiy bëggee Tima Labado Sow di jiite ci délégation bi ñi nga xam ne nag samay xarit lañ samay am di jàmm lañ du ma def dara sans ñoom du ma dem fenn sans ñoom ku ci mel ni tey Philippe mi tey ñëw accompagner ma di sama xarit sama jumeau di ci woo ay ñoom Iso ay Kidé waaye tamit di ci woo
Henri Fall monsieur Fall maa ngi ko ci woo di ci woo sama waa entreprise waa Diarra Israël Clédor Fall préfet ñoom Omar Diallo Aliou Diallo Awa Mbaye maa ngi woo ñëpp di leen wax nag ni leen samay xarit samay am di jàmm ñëw leen rek ñu yëngal gësam parce que loolu lañ fi am te benn bés la ci at bi nag 100% vax moom xoolal at bi yëpp lañ koy préparé mu nekk benn bés donc duñ ci mës a doyal suñ ci ñëwee dañ ci war a ñëw ak doole. baadu jar naa daw ba dee. laa ilaaha illallaah lu groupe NJ Family organisé laa la wax de boo ci dawul ba dee yàq nga ko. léegi dama bëggoon a xam da ngay ñëw en tant que marraine da ngay ñëw en tant que marraine mais est-ce que Labado shop bi dafay ñëw tamit. waaw loolu nag mu nekk lu am solo parce que boobaa nag day fekk Labado shop di def yu baaxam donc ñu préparé benn lancement boo xamante ni ñu ngi ko war a def le 6 octobre fële ci Dosso Night Club di ci ànd ak toujours rek la groupe NJ Family mais Labado shop il faut mu teew dina defante yu baax xam nga yu bëri daal dina ñëw plein de surprise mu ngi ñuy xaar ci bés boobu di leen wax rek àdduna bi ku fi dund ba dee wala at bi nga dund ba dee te seetaan si woo 100% vax non sa dund amul woon njëriñ franchement. man moom je serai habillée incha allah par Labado shop xam naa ni création ku ko fa tardé non dootoo ko defaat dégg nga li mu la wax dañuy yëngal gësam abal leen ma garaawul nañ ko dagg foofu mot de la fin nag yaay buy. daf may neex ma habillé toute l'équipe du groupe NJ Family loolu daf may neex te incha allah maa ko wax fii bés boobu dinañ ko gi waaye sama ndaanaan bi nag NJ man ci laa moom laa ciy jiital parce que moom dafa nekk sama séddoo nekk koo xam ne daf maa tippoo loolu ma tippoo ko donc kooku moom habillement wam bu solee leneen bu yeboo nga xam ne bàyyi naa ko il m'oblige je l'oublie aussi simple. di remercier waa NJ Fashion TV di leen encourager ci liggéey bu rafet bi ñuy def nee naa leen mode amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko gën donc ñu ciy dox à chaque fois rek bu ma gisee ñuy dox ci mode daf may neex donc di leen encourager lu bari di leen wax ni loolu lañ fi am jàpp leen tawoo bàyyi NJ Family Sen 24 TV ñëpp yéen a ngi ci biir donc di leen wax ngeen préparé bés bu mag bi rek place du souvenir lay xewee le 12 octobre incha allah avec le groupe NJ Family délocalisé ko jóge Thiès ñëw Dakar fas yéene def doom màbbal ba mu màbb xoolal suñu yebee suñu neexee suñu paree waa Dakar suñu tabaxee baax na suñu tabaxul baax na ñu jubal dem Saint-Louis man lii laa wax. yaa wax lii. maa wax lii di leen sant di leen gërëm di leen wax nag di remercier ñi nga xamante ne ñoo ma jàppale wala Fatima Sow jàppale Labado shop ñi nga xam ne aussi ñooy jàppale Tima Labado Sow nekk sama ginnaaw di ma conseiller à tout moment bëgg ma bañaluñ ma dara di remercier sama famille suñu waa kër sama yaay sama papa samay frères et sœurs di remercier aussi ma princesse à moi la prunelle de mes yeux day kodd kooku di topp samay tànk caméramanu NJ boobu moom caméra rek la bëgg man dama foogoo sax dee def man kinaa mais moom daal nen naa ko yóbbu si NJ day jàng photo looloo ma si jaaxal nag donc NJ am nga benn élément di leen remercier di leen encourager di nuyu toute l'équipe di nuyu NJ di nuyu yow maman di nuyu sama caméraman bu ñaawal bi nga xam ne pro la ci biir pro yi waaye Chacha tamit yaa ngi si biir di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allah le 12 octobre. nee naa leen kii ñàkk koo xam wóorul macha allah rendez-vous le 12 octobre à ne pas rater nee naa leen suñu jógee foofu képp ku présente képp ku defati 100% vax rek dañuy truqué te képp ku demati place de souvenir def fa événement di ñu tàggu balaa nga koy def ndax dinañ ko wàcce ba 00 nee na moom day yëngal gësam nañu xaar ba boobu lii laa leen indiloon ci seen émission fii nii ak sama marraine bu ñaawul bi Tima Labado Sow nga xam ne dafa bokk ci ñun sës ñu rek te duñu dóori kur fay fu mu toll rek xelam xalaatam lépp mi ngi dikk di leen jox dig daje rek ba beneen à la présentation seen xarit seen soppe Mama Diaw merci d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous bye bye. Audio Jungle.